والمفازي الحمد لله الذي جازي منعه بالخير والمفازي وصلواته على الدعاء وآله وصحبه الخدام الذي يزيد من أحسن بالخير والمفازي. mbokki téléspectateurs yi télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci 17 safar gi ba ngeen taxirloo ñu ñëw ci xibaar yi ak ponk yi ca gën a fës lay doon. من أحسن بالخير والمفازي وصلواته على الدعاء. mbokk yi ak la ca gën a fës muy accident yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci yoon wi ak bakkan yi nga xam ne ñoom ñoo ci rot muy jafe-jafe boo xam ne gis nañu ne daal fi mu ne nii mbir mu askan wi di dund leneen itam lu aju ci màggal gi xam ngeen ne tey le 17 safar di fukki fan ak juróom-ñaar dëkk bi fees na dell ak mbooloo taalibe yi bawoo fu ne kenn ku ne yaa ngi wane mbégte ci sa xar kanam dinañ ci ñëwaat ci kanam ak Cheikh Diop Serigne Touba itam am na makkaan foofee ci Burkina Faso taalibe yi itam taxawal fa kër bu ñu dippee kër Serigne Touba ñu ne foofee amul xàjj amul seen ku fa ñëw ci kàttanu yàlla daañu la dimbali dalal la tatagal la Ibou Diouf la ñu fay fekk ci noone itam tijaan yi di amal màggal gi ni ko Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine digle woon booba ba tey ndigal la ñi ngi ko topp fu ci mel ni diwaan ba ña ngay togg ak a bernde ak jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi ñu wax itam ci beneen ponk mbokk yi muy maam Abdou Aziz Sy Dabakh bis ni tey la fi jóge woon ci atum 1997 ñu koy fàttaliku ne ay kàddoom mi ngi mel ne tey la ko yëkkati mbokk yi li mooy ponk fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. terewul dafa mel ni mu ngi suñu biir ba léegi maam Abdou Aziz Sy ñeen ñi daan ko woowe maam Dabakh liggéey na ci lépp lu doon jëm. aywa ñu rafetlu ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias mbokk yi di leen dalal ci Touba Mbacké ni ñu ko waxee xam ngeen ne gis ngeen image yu yaa ngi tey nag yemoo ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar xibaar yi mbokk yi ñu doore ko ak accident yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ak bakkan yi ci rot ci kanam tuuti daañ ci dellu siwaat ci ni mu gën a yaatoo ak soxna Naata Mbaye beneen ponk mbokk yi mu aju ba tey ci màggal gi ak dem ak dikk ñi nga xam ne itam ñoom ñooy taalibe yi bokk na ci fi mu ne ni ñu yegseegul benn ci seen i jafe-jafe muy lu jëm ci wàllu dem ak dikk ñu ne daal lu jëm ci njëkk yi dañu ko yokk bu baax a baax foofee ca Ndakaaru ñi nga xam ne nag ñoo nam ñëw tey daal am nañuy jafe-jafe ci gis woto bu ñu dugg buñ ko gisee itam paas bi léeg-léeg mu xaw a seer ci ñoom Abdoulaye Diop ak Amadou Ba lañ ci àndal ci ay leeral. Omar Sy bi lay wuyu moom mi lee jóge ba Mbuur sol dàlli plastique sac à dos donte jafe-jafe yi nga xam ne nag moom la jànkonteel ba egg si fii dendek jumaa ji moom mi lee aw mbégte la ci am. maa ngi jóge Mbour à 11h30 maa ngi egg si fii Touba à 15h30. yoon bi metti na mettiwul mais nag ki nga borom bés bi moo ko waral parce que yoonam yombul woon kon boog quelque soit alpha ñun tamit suñu yoon mënta yomb loolu di sant suñu borom rek. taalibe murit yi bàyyeekoo fépp ci àdduna wërngal këpp màggalug Touba doon bés bu am solo. fekk bu am solo. ci wàllu koom-koom gis nga parce que dafay drainer ay lu ëpp ay 250 milliards voilà avions yeeg yëpp gars yi fu nekk la ñuy jógee di ñëw kon sëñ Touba amul morom waaw dëkk bi ni mu koy waxee woon rek ku ñëw nañ ko yaatal bendeel ko waaw waxtaan ak moom mu dem kontaan voilà xam ne Touba amul morom xéewal la. taalibe murit yi lay di sàkku itam ci seen i ay ñooñ ñu daal di mbéngoo xam ne moom la xalif général kul murit daal di santaane al muntaxa di doxee ndigal rek bàyyi xam nga lépp loo xam ne lu bon la may lancer sonné si tam nañu ko bàyyi quoi te jéem a xool lu baax ñu koy jéem a def. jàpp si xasida yi rek gën a sant Sëñ Touba di ko jëfal di gën a góorgóorlu rek di jëf rek gën a nekk ay murit. ku nekk nga xam li la fi indi mooy màggal gi ñu bañ see boole loo xam ne bokku si quoi te xam ne fii dañ fay jël si lépp mu ngi fi dañuy jël yóbbu lépp liñ fi ñaan sunu borom la yal na ko sunu borom fal daf koy xéewal. Màggalu Touba di bés bu am solo di bésug mbégte di bésug jàmm waaye itam di bés boo xamante ni day boole ay doomi aadama.
ñu jégalu bu baax du mu doonoon gëstu bi Cheikh Diop def mu aju ci wàllum taalibe yi ak na leen Bamba jarale paas beeg lu mu seer dinañ yegg si amal seeni ziar lu ci mën a am ni ma ko waxee foofee itam ca Ndakaaru jafe-jafe am na yenn ci taalibe yi ndax ne ñu daal paas bi dañu ko yokk bu baax a baax dinañ ci dellu si ci yeneen jotaayu xibaar ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam ci beneen bërëb Bamba Modou nekk ca Medinatu Salam 2 département bu Kaffrine ca diwaanu Ndoukoumane foofee itam taarixu murit am na fa doole lool ndax ku tedd ki jaar na fa def fay at bu nu sukkandikoo ci Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp ñi fa toogal télévision Futurs Médias ca Ndoukoumane ak li ko wër ñu teewlu gëstu bi. Bamba Modou ci département bu Kaffrine fii la waajuru Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul Mame Mor Anta Saly Mbacké jàngee ci diirub fukki at ak ñeent ak yeneen wàlliwu laata muy dellu Mbacké Bawol. Mame Mor Anta Saly ci duuru ji la jànge Mame Hama Ngadja Niass ci duuru ji la jànge Mame Samba Yongu ci duuru ji la jànge Mame Ousmane jaar na fii waajuru Seydi Hadji Malick jaar na fii ci duuru ji fii moo def fi nga xam ne moo doon daara yi muy Bamba Sall centre la woon boo xam ne fii la nit ñi daan ñëwee daan gëstu xam-xam na xam-xamu charia ak xam-xamu xaqiqa ci barab bile ay banaana ak i guy wër moo dooroon duura ji jàngukaay bi jàng rek charia moo leen fi indiwoon bañ jàngee ba am xam-xam dañoo def suñu waajur bu góor bi mu ñëwee di dekkal si dëkk bi bàyyee ko dëkk bi ñëw kër Ablaye Famta bi mu ñëwee fii ci garab bii ngeen gis fi la defoon këram ci beneen barab bi fi la lépp dooree mu amoon benn wen gu mag gu fi nekkoon waaye mujj gi ab bant bile moo ci des mu tombeek atum 1795 booba ba léegi toll ci ñaar téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom benn Mamadou Bamba Sall bi mu jógee ñëw di sanc dëkk bi wen googu moom la laxasoon wen nag li ko jinne di wax mooy Bamba jinne mooy wax ne Bamba gaa ngi nii wolof ne wen gaa ngi nii kon jinne ji moom moo wax Mamadou Bamba Sall ne ko mooy wen gii mooy penc mi yàlla dogal nag turam woowa Mamadou Bamba bàyyee ko ca ba tax ñi continuer naan Bamba gi mooy wen gi bi Mame Mor Anta Saly Mbacké matale li mu doon wut ci sëriñ bii di Mamadou Bamba Sall ci béréb la tàggatoog Mamadou Bamba Sall Mame Mor Anta Saly moo jàngee Bamba bi mu jàngee bay ñibbi am fi 14 ans fukki at ak ñeent juróom-ñaari at yu mu jàng ak juróom-ñaari at yu mu tërbiya sëriñam gërëm ko lool muy Mamadou Bamba Sall bi mu tàggatoo ne day ñibbi nag sëriñam da ko gunge ba ñu génn dëkk bi fii nga gis benn mbéb gu mag moo fi nekkoon tabaarakallaa ci ron mbéb gi ci la ñu toog ñoom ñaan fi lañ fi ñaan wax fi lañ fi wax def fi lañ fi def. ci noonu la ko Mamadou Bamba Sall waxee Mame Mor Anta Saly Mbacké ne ko sa ñaareelu tofo tuddee ma ko loolu nag mi ngi xewee ci diggante atum 1810 ba atum 1840. fi la ko Mamadou Bamba waxee it na ko soo demee sa doom bu njëkk tuddeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa doomu ñaareel tuddee ma ko man mii doomu ñaareel mooy Serigne Touba Khadim Rassoul ñu tuddee ko Mamadou Bamba Sall mi nga xam ne moo tàggatoo ak moom fii dëkk fii ci Bamba Modou. fi mu toll nii ay sët sëtaat Mamadou Bamba Sall ñi ngi jéem seen kéem kattan ngir jëmmal barab bi ay jot nañu xibaar ne ki nga xam ne moom moo di Serigne Saliou Mbacké ci ay jamonoom daan na ñëw di ko ziyaare ay yoon te kenn daaw ko teg gët. Serigne Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu nitu yàlla bu mag ba waxtaan nag moom mu laaj ma dëkk yëpp mais moom daf fi daan ñëw moom di siyaare si lu kenn xamut ak lu ñu bëri yëgut loolu moom moo ma ko wax ci làmmiñam moom ma wax ne ma ñëw na fi juróom benn yoon yoo xam ne yoon wu si nekk ñëw na fi def fi ñetti fan dellu. dëkk bii di Bamba Modou turam dafa wuyoo ak i sos tariixa murit di Cheikh Ahmadou Bamba ndax ki sañ ci dëkk bi di Mamadou Bamba Sall moom lañu ko tuddee. aywa ñu jógee Ndoukoumane wax ca Burkina Faso foofee itam liggéeyu ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñu ngi ko fay wéyal bu baax ndax ca Ouagadougou kër Serigne Touba am na fa muy kër goo xam ne dañu koo jagleel bépp doomu Sénégal amul xàjj amul seen te itam boo fa ñëwee li nga am ci aajo lañ ci mën dinañ ko def du samay kàddu ñi fay yëngu ñoo xam leen lu ni mel dañ ci ànd ak Ibou Diouf ak Ndiaga Diarra Fall ci ay leeral. ñu ngi fii ci Burkina Faso rawatina ci capitale bi fii ci Ouagadougou fii nag am na fi makkaan bu ñuy duppee kër Serigne Touba boo fi ñëwee di nga fi fekk ay taalibe murit ñu bokk ci communauté sénégalaise bi fiy dund ñoom nag sori nañu seen réew waaye ñàkkuñu dara ci taxawaay wala pastef bi ñu àndal ngir màggal jëm Sëñ Touba. fii daanaka taxawaay bi nga xam ne moom la ambassade war a am fii moo ko amee ndax ku ñëw ci dëkk bi boo tumurankee kër Sëñ Touba ngay laaj boo ñëwee itam fii nii moo xam murit moo xam tijaan moo xam lu mu mën a doon
fi kër gi loolu doo ko fi xàmmee boo xàmmee murit doo xàmmee tijaan ñëpp fi la ñu nekk di ñàkk si Sëriñ Tuubaa la ñuy laajte fi la ñuy yewwoo fi la ñuy xéewloo. fi ci Ouagadougou bëri na ay taalibe Cheikh Ahmadou Bamba yu fiy dund ñoom nag nee nañ saxoo digle yi bokk na ci li leen gënal. waaye loolu ci biir loolu it ndaw yi nga xamante ni ay taalibe lañu bëgg Serigne Touba yaakaar Serigne Touba ñoom ñoo gën a bëggante seen biir ba pare jëlal lépp dénkaat la wàllu xasida yi am na kuréel gu ñuy wax wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin te Serigne Touba Xaadimal Moustapha bind ko am kuréel bi wax ñu ngi koy taxawal. ñu fiy dund tamit fii ci Ouagadougou amal ab organisation bu mucc ayib ku ci nekk daanaka xam nga li nga war a def loolu yëpp ngir taxawu yoonu murit sant itam Cheikh Ahmadou Bamba. ñaari xaaj lañ mag ñi ak ndaw ñi waaye mag ñi dañoo jiitu bu rafet gone yi topp ci seen ginnaaw toppin bu rafet. ko mooy jëmmi mag ñi ñoo jiite lépp waaye dañoo jëlaat lépp teg ko ci loxoy xale yi loolu moo waral nga gis xale yi ñu doon acteurs yi ba tey jii boo bëggee wax ak mag sax ñoom noppal nañu bu yàgg ba ñibbi dem noppi. xew-xew yi nga xamante ne dinañ ko am ci diine islam ak itam ci yoonu murit amul benn bu ci am te màggaluñu ko fi nga xamante ne mooy kër Serigne Touba fii ci Ouagadougou muy ay murit yu farlu waaye nag kër gile daanaka doomu Sénégal yi ba ko bokk wala sax askan wi. Serigne Touba moom leneen murit yi booloo doon benn fexe daal ba suqali dëkk bi nga xam ne moom mooy Touba loolu nag di ponk boo xam ne tàmm nañ ko ci lël bu ñu doon waxtaanee commission communication ak culture bu Grand Magal borom xam-xam bi di Souleymane Astou Diagne yoroon kàddu ñi fa doon yëkkati waxtaan mu ne daal li leen di xaar ci àpp liggéey bari na ñu teewlu ko Cheikh Diop ak Demba Ndaw. waaw objectif bi mooy xool kuréel yi nga xamante ne dañu nekk ci Touba. muy Touba ci kanam muy murid professionnel muy Hizbu Tarixa bari nañu xool kuréel yooyu yëpp nan la ñu war a mën a lëkkale ba joxe en fait seen contribution ci développement wu Touba ndax Touba comme dëkk yi nekk ci àddina bi dafa jonkonte ay problème de développement ndax population bi day yokku et bu population bi yokkoo suñ ay jumtuwaay pour santé pour éducation mobilité urbaine ak yooyu alors et que association yooyu ak kuréel yooyu ku nekk am nga ci sa gis-gis mais comme ni tubaab bi di wax dañuy construire trop de murs mais pas assez de ponts il faut que kuréel yooyu ñuy dajaloo di lëkkaloo pour yokk seen kattan loolu mooy permettre à ce que des structures comme Touba ca kanam di mobiliser wu ak yeneen structure yu fi nekk comme murid professionnel ak yeneen organisation ñuy def ay actions yi nga xamante ne par exemple sur l'assainissement def nañ ci ay actions yi nga xamante ne c'est ay actions yu baax la yu permettre à ce que ñu résoudre ay problèmes ponctuels yi nga xamante ne dëkk bi daf ko jàngoonteeloon. niñ leen ko waxee woon mbokk yi ponk yi taalibe Cheikh itam dugal nañ seen loxo bu baax ci màggal gi ak waajtaay yi foofee ca dëkk bu sell ba di Tiwaawan taalibe yi Serigne Abdoul Aziz Al Amine yal na yàlla yokk leeram amal nañ fa liggéey bu am solo jàppale murit yi bexndeel leen laata ñu yegg si Touba juróom-ñaareelu yoon ñu koy amal Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñoo ñu nettali li fa xewoon. kii duppee seen bopp soppey Al Amine jokku woon ci Serigne Abdoul Aziz Al Amine moom joxe woon ndigal li ba muy dund ne nag saa su màggal ñëwee nañu teeru gan yi rawatina mbokk murit yi dem Touba ñu teeru leen jox leen ay ñam gunge leen Touba loolee la ñu wóyal tey jii fësal ko fii ci Tiwaawan. dañu ñëw fii tey pour taataan si message waaye pour joxe tamit message bi ñuy taataan mooy bi nga xam ne moo jóge ci sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ginnaaw ba mu ne moom sant boromam boppam rek doyu ko ci mu woo ci ak njabootam woo ci jullit yëpp ngir ñu sant le ko kon tey bu ñu amee ndigal bu jógee ci Serigne Abdoul Aziz Al Amine ndigal loola ki nga xam ne mooy xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour yeesal ko boole ko ak ay ñaan dina jaadu tey ñu dellusiwaat tey pour la 7e fois ñu ñëw fii pour wan nit ñi ne Touba ak Tivaouane benn lañu. moom si jëmm boppam nee na lii de day gën a rataxal tarixa yi diggante murid Tijaan. dafa am liggéey boo xam ne moom la mag ñi liggéey bàyyi ko fi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy njaboot bi dañ koo war a dëgëral dañ koo war a yaatal waaye dañoo fexe ba génération yi di ñëw xam ni
dafa am loo xam ne moom moo tegu ci seen ndodd mooy ñu liggéeyal umma islamique bi yëpp kon tey jaadu na ñu gunge suñu mbokk murid yi ci yoon wi nga xam ne moom mooy yoonu màggal gi nga xam ne événement la bi nga xam ne kenn nattablewul dayoom ci àdduna bi kenn nattablewul njariñ li nga xam ne moom la amal jullit yi ndax dafa nekk loo xam ne lu yeesal pas-pas la. Serigne Bassirou Sène mi nga xamante ne xalifa général des moom moo ko yónni jëmmaloon na bis bi ànd si ak Serigne Thierno Sy mii de xalifa général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour moom it moo ko yónni woon mu dikkoon ci bés bi. Cheikh Anta Diop say Latir ñu leen di jaajëfal bu baax waxoon nañ leen ko ci njëlbeen gi mbokk yi fukki fan ak juróom ci weeru sàttumbar atum 1997 boobaak léegi ñaar fukki at ak juróom góor gu sell ga di maam Abdoul Aziz Sy Dabakh génnoon àddina ñu ne itam ñaar fukki at ak juróom gannaawam la mu daan wax ba tey bu nu ko tegee téere la Ibou Diouf moo dellu siwaat ci dundu borom xam-xam bi de. yal nañ yàlla muusal ci loo xam ne lii koom-koomu adduna la ko tax a changé ak di ko wuti. ba mu nelawee ak léegi am na ñaar fukki at ak lu teg. terewul dafa mel ni mu ngi suñu biir ba léegi maam Abdoul Aziz Sy ñeen ñi daan ko woowe maam Dabakh liggéey na ci lépp lu doon jëmale réew mi kanam ak li doon dooleel lii di diine islam digganteem ak tarix di ko firndeel ak itam ci jàngu ji maam Abdoul Aziz nekkoon wasila ñëpp nekkoon sëriñu ñëpp fonkoon ko jox ko cër tamit dundam ci àdduna amoon solo lool ndax saa su nekk rawatina bu réew Sénégal nekkoon ci ay jafe-jafe doon na sol dàllam ngir dox jàmm doon na wax tamit ne mën na waat ne amul noonu Sénégal loolee liggéeyam ci wàllu diine firndeloon na ko doon na saytu tamit ci lépp lu mën a jëmale réew mi kanam maam Abdoul Aziz Sy mi nga xamante ne rek moom la ñu waxtaane tey mu ngi wuyu ji woon borom ci weeru septembre fukki fan ak ñeent ci atum 1997 boobu ak léegi ñu ngi koy fàttaliku saa su nekk rawatina bu réew mi nekkee ci ay jafe-jafe comme nga xam ne rek ci ay jamono ma nga jànge ci Serigne Adi Touré foofu la jànge alxuraan ba mokkal ko ci diggante Fass Touré ak Jaksa ci la nag fas yéene rek jublu ci li nga xamante ne loolee la ko ne santoon rawatina diine mi di islam mu doon dox jàmm di ko jëfe ko la ci li gënoon fës digganteem ak cardinal Hyacinthe Thiandoum loolu doon firndeel rek diggante bu rafet bi am ci diggante catholique yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci diine islam maam Abdoul Aziz Sy nekkoon ci xalifa bi ku mokkaloon alxuraan dégg trop tamit lii di arab maam Abdoul Aziz Sy jamono ji rawatina tey ñu koy fàttaliku gannaaw ba mu wujjee borom jamono ji tamit leneen luñ ci bàyyi xel mooy umma islamique ñu ngi way di ko jooy rawatina jamono ji nga xam ne askan wi dañu soxla ay royuwaay yu mel ni moom. yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te ngeen am ñu bootu ci seen gannaaw. yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te booti mbooloo ci seen gannaaw. ak ñi nga xam ne ñoo amee nguur gi. ak ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi. ñun ñëpp ñu taxaw ngir jëmmi yàlla jéem a sabe Sénégal sabe suñuy bien sabe ñi nga xam ne danañu ñëw suñu gannaaw yar nañ ci yàlla defal. Ibou Diouf ñu koy jaajëfal bu baax fii ci Touba Mbacké itam ñu ngi fàttaliku góor gu sell googu di maam Abdoul Aziz Sy Dabakh koo ci laaj mu ne la borom xam-xam la woon taalibi Cheikh la bu bëggoon ñëpp bëggoon jàmm itam daan ko doxee daan ko waxee ñu teewlu kàddu ñi Cheikh Diop taseel fii ci dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul. xam dëgg li nga xam ne murit ak tijaan lépp benn lañ tey jii nii bu ñu la waxee ñi nekk fii ci Touba te nekk ay tijaan bari nañ mais tey ji boo ñëwee li ngay gis mooy ñëpp benn rek lañ kenn mënu leen a xàjjale te loolu day wane que ni maanaam yeneen tarix yëpp benn la te maam Abdou aussi tamit ku xam-xam na ni murid yi niñ ko bëggee sax da nga naan est-ce que tijaan noonu lañ mel ci moom tey boo demee fa mu dëkk it ña fa nekk it noonu lañ mel ci moom. waaw ñun ñëpp benn la rek murid tijaan xaadir laayeen ñëpp benn lañ ñu bokk sëñ bi rek. bisub Seexul Xadim bi di suba ñuy fàttaliku El Hadj Abdoul Aziz Dabakh mu baax moom nga xam ne jullit yëpp. maase nañ nangu ak mbaaxam jullit yëpp maase nañ nangu ak dëggoom jullit yëpp maase nañ nangu ne tànneef la ci nitu yàlla yu mag yi fi nekkoon ci la bokk ndax ba fii réew mi toll ay waxam rek heure boo ko dégloo da lay fàttali tey ñooñu nitu yàlla bu ñuy wax nitu yàlla jëmm yu mel noonu ñoo tax
ñu koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko fa mu nekk dàqal fi mu jóge yàlla na yàlla yokk ay leeram taas ci barkeem Serigne Saliou. tey ci Mame Abdou Aziz Sy Dabakh kaddu yi mu yëkkati woon jamonoy président Abdou Diouf jëmale woon ko ci député yi mi ngi mel ne tey jile loolu nag yemoo ak jamono boo xam ne dañ doon taxawal fukk ak ñeenteelu législature gis ngeen li fa juddu ci coow ñu ne nag député yi warees nañoo xool wala boog bàyyiwaat xel bu baax kaddu yi Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ki xam le nu mel di Abdou Aziz Sy bokk ci sët yi góor yàlla googu lay ñu teewlu ko ay kàddoom mi ngi ko dénk Chérif Dia. du jëmmu anniversaire waaye jëmmu fàttaliku la ay jaar-jaaram ay waxam ay jëfam ndax Mame Abdou Aziz Dabakh dundam yëpp 93 ans yi ñu naan zéro faute ndax mësul génn alxuraan ak sunna moo tax suñu nafaraatee ay jaar-jaaram ay bindam wala ay waxam yi mu fi bàyyi dañ ciy jukki benn boo xam dafa ñëw ci waxtu woo xam ne ñu ngi samp 14e législature sa ba mu koy wax jamono boobu ñu ngi doon wax ak président Abdoul Aziz Ndaw ci jamonoy président Abdou Diouf la woon doon leen wax su leen indileetee loi na ngeen xool seen digganteeg seen borom ëllëg ngeen xool seen responsabilité ak peuple bi donc dafa indi ñaari dimension bi ci jiitu mooy la dimension éthique ndax ñoom dañ leen tànn ci fukki millions sénégalais ak juróom-ñaar donc bi ñu leen tànnee am responsabilité bu gàllu seen kaw waaye lu jiitu peuple bi leen tànn député yooyu borom bi moo tànn képp kuy doomu aadama ne yaay sama kuutaay ci kaw suuf kuutaayu borom bi nag dafa am nu mu war a mel moo tax ñu am responsabilité digganteeg peuple bi digganteeg ñoom seen bopp mais digganteeg seen ndax seen bopp mooy lan éthique donc li ñuy séentu ci ñoom moom li président Abdoul Aziz Ndaw Mame Abdou waxoon ak moom la Mame Abdou wax ak tey président Mame Diop bi ñuy doog a fal donte li mu ngi ci biir suuf ndax wax ji génn loon ngor génn loon diine génn loon digle borom bi subhaanahu wa taala génn loon li nga xam ni tey ji moom la waxuma la njiit waaye kilifa moom la war a taxawee mooy xam-xam mooy dal mooy maandu. ñu wax ba tey ca pencum ndawi réew ma xam ngeen ne itam ba ni tabb ki jiite assemblée nationale coow bëri woon na gàddoon tey ay doj ak itam kàddu yoo xam ne daal kàddu yu xotti woor ma la bëri woon na fa ñenn ci askan wi itam ne gàcce la ñu àndal te bu ñu sañoon 14e législature bi seen yaakaar du ci tas waaye li ñu gis dalul benn yoon seen xel ñu teewlu seen kàddu ak Papa Fara Ñing. ay député ñoo xam ne ils sont fraîchement élus dem dugg fa. ñu dem ba ci côté vote bi ñu ne dañuy créer blocage man c'est ce qui m'a démb loolu moo ma métti au niveau de l'Assemblée nationale ak confiance bi peuple bi am si ñoom ñu ñëw war a mun a comporter woon ñoom mais man loolu moo ma jaaxal na àdduna bi yëpp nag. assemblée bi moom wax dëgg fa yàlla rusloo nañu parce que ñun fi leen doon xaaree ci pencum ndaw réew mi mooy au moins ñu taxaw def bloc contre waa gouvernement bi mais malheureusement ñu ngi leen di gis ñuy xuloo di xeex di xëccoo di sànni ay micro te pour man du foofu noonu. rus ak gàcce vraiment waaw ñun ñëpp dañuy déplorer vraiment comportement yi moom on n'a pas aimé du tout parce que mënoon nañu fa dem wax li ñu tax ñun ñu voté leen daal surtout bi gii di yëkkati affaire bi moom j'étais ébahi moom vraiment te neexuñu mu ñu sañoon daal comme ñoom jox nañ leen sànni nañ leen suñu carte daal ñun nañ fa dem liggéeyal pour askan bi. gis naa lu ñaaw lu metti lu comme Barthélémy Dias nu mu ñëwee kilifa responsable honorable mel ni moom di wax nga këf micro di sandi ah c'est déplorable franchement parler vraiment. Guy Marius Sagna dafa am luñ ko doon xaar dafa am lu sud muy moom représenté dem ba nekk kilifa nekk mu ñëw c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal nekk député da nga war a beneen comportement bi nga war a woneewu ba gars yi naw la ci yooyu en quelque sorte. këf kees bi aussi di dàmm benn micro di. yóbbu yeneen micro déjà bu nekk def nañ foofu démb xam nga loolu dafa ñaaw ndax loolu rafetul ci Sénégal. sama xel mu métti ma xalaat lan bu ma nekkee ci àll bi suñ mbokk nawle yi bu ñu gisee Sénégal ñun foo ak rek discipline lañ la xamee buñ gisee yeneen yi day am désolant am na suñ noonu ñu ngi fii adduna bi yëpp ñu ngi seet Sénégal ndax lan ñu am défaite. ngeen jël ay bureau de vote wala ngeen jël ay micro di ko yàq Guy Marius Sagna moo jël bureau de vote bi nee na kenn du non ni ma gisee mais dama ko ñaawlu c'est pas normal. xam nga waxtaan lépp saafaru rek doole du ko saafar dafa ñaaw trop jël micro yoo xamante assemblée alal réew mi nga jël nga di ko yàq ñëpp di seetaan xale yi mën nañ cee roy ëllëg
donc c'est pas rafetul quoi man. aywa ñu jeexale ni ñu leen ko waxee woon accident yi ñi des ci bakkan xaw naa bëri ndax nee ñu sànq ba ay booru 18h yooyu ñu ñàkkoon seen bakkan daal toll nañ ci ñaar fukki doomi aadama ci sunu kàddu télévision Futur Média di leen jaal seen njaboot sunu gan yegsi na muy lieutenant colonel Ibrahima Ndiaye chef division communication relations publiques bu gendarmerie nationale mon colonel maa ngi lay ziar. soxna Fati maa ngi lay ziar. di profité ci plateau bi. pour nuyu ñëpp képp kuy téléspectateur. di nuyu waale personnel u TFM ci turu général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie nationale. gis nañu ne ren yokk ngeen seen dispositif parce que at mu jot limu ñuy ñëw Touba dañuy yokk ndax mën nga dellu si waat ci dispositif yi nga xam ne gendarmerie jël na ko mu aju ci màggalu Touba. waaw dispositif bi ren commandement bi dafa yokk loxoom bu baax a baax a baax. boo xoolee am na ay axes routiers yëpp yoo nga xamante ni. dañu jëm si fii si Touba. gendarmerie nationale daf ko téye. téye ko ak dispositif de jalonnement boo nga xamante ni. mooy permettre pèlerins yi ñu mën a jóge seen kër si jàmm. ñëw def seen màggal si jàmm delluwaat si jàmm. am beneen dispositif boo nga xamante ni moo nekk si biir kam ànd ak pèlerins yi di saytu lépp loo nga xamante ni. képp koo nga xamante ni dafa bëgg a def naka sudul noonu. boo xoolee dispositif bi nag dafa jël d'abord ñi nga xamante ni ñoo nekk ci autoroute bi d'abord. ñu Ila Touba ak l'autoroute de l'avenir. jël lépp luy route nationale ak route départementale yi nga xamante ni ñoom ñoo jëm ci Touba. jóge Dakar la ñu jógee Saint-Louis yenn yi jógee Kaolack. fépp foo nga xamante ni pèlerin mi ngi koy jógee di ñëw. gendarmerie nationale def na fa dispositif bu am solo. bu ngeen xoolee. lu mat ñaari junni nit ak juróomi téeméer la ñu déployé ànd ko ak ay moyens yu bare bari pour accompagner ñi nga xamante ni ñooy pèlerins yi bu ngeen seetloo bu baax ci autoroute bi dispositif boobu ñi fay jaar ñoo koy gën a ràññee ak ay ralentisseurs ay ñu ñuy tuddee ay chicanes pour permettre usagers yi ñu teggi seen tànk suñu accès foofu. Très bien biir Touba nag lañ leen fi def. waaw biir Touba dafa am ñun li ñuy wax périphérie bi la ñuy yàq boo xoolee biir Touba ñeneen ñoo ko yore muy waa police nationale donc ñoom ñoo yore biir Touba ñun ñu yor lépp loo nga xamante ni mooy accès ñu jëm si biir Touba maintenant nag dafa am liggéey boo nga xamante ni bu am solo bu ñuy ànd ak ñoom di ko def collaboration si ay opération yu ñuy wax opération combinée boo xoolee bi màggal gi yóbbu si le 29 am na benn opération le 5 am na ko démb également am na lu ñuy wax opération combinée boo nga xamante ni police daf si ànd ak gendarmerie nationale ñuy xool lépp loo nga xamante ni di saytu luy sécurité opération combinée boobu sax mën nañ ci taxaw ndax defkatu ñaawte fi bëri teg ngeen leen loxo lu jëm itam ci wàllum sinébar yi ñu jëfandikoo ak yu ni mel yooyu yëpp teg ngeen ci loxo. waaw loolu mooy njëriñu opération combinée yooyu d'abord dafay wone symbiose bi nga xamante ni moom moo am entre les forces de l'ordre. Tout à fait benn synergie d'ensemble. boo xamante ni dañ koy ànd pour liggéeyandoo pour aar askan wi. loolu bu ñu koy def dañuy xool fépp foo nga xamante ni. Samba Boy war nañ fa mën a nekk. ñu dem fa. jëlee leen fa teg leen loxo jébbal leen ñi nga xamante ni mooy autorité judiciaire loolu moo waral ñuy def lu mel ni opération combinée entre gendarmerie nationale ak la police nationale su weesoo loolu itam mon colonel accident yi bëri na ren bakkan yi ci des malheureusement bëri na gis nañ ne am ngeen présence bu tax autoroute bi mais autoroute boobu sax muccul beaucoup d'embouteillage beaucoup d'accidents waaw dañuy commencer d'abord gendarmerie nationale di présenter ay condoléances am képp koo nga xamante ni ñàkk nga sa bakkan di ñaan suñu borom bi mu xare ko ajana amiin yaa rabbi mais accident yi metti na bari nañu malheureusement décompté nañ ci ay morts yu bari mu nekk loo nga xamante ni nag mënoon na ñàkk boo xoolee fi mu nekk nii fi ñu toll ci accident yi su ma jëlee lu mel ni moto Jakarta yi am nañ ci ñun ci dispositif bi gendarmerie nationale yore lu mat juróom yoo nga xamante ni nii déjà ñàkk nañ ci seen bakkan te loolu mën na ñàkk gendarmerie dafay dolli di ñaax usagers yi képp ku ci sonn nga noppalu parce que njariñ loo fekk aussi dañuy jóg pour dem wuti mais wuti bi na ànd ak dal na ànd ak yar na ànd ak respecter li nga xamante ni moom la code de la route digal ci kaw tout à fait ñu accompagner leen
teg ay agent ci kaw tali bi ñoo nga xamante ni duñu defuñu lu dul yombalal ñi nga pèlerins yi seen ñëw fii ci Touba di leen ñaax ñu déglu li ñu leen di wax di respecter prescription yi nga xamante ni moom la leen di jox loolu la gendarmerie nationale di ñaax pèlerins yi di ñaax usagers yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kaw tali bi di leen wax encore ñu def de la prudence ñu vigilant pour que njaboot gi ñu yoree ci seen ginnaaw oto yi ñu mën leen a sàmmal seen bakkan ba ñuy ñëw ci Touba def li nga xamante ni moo leen fi indi muy màggal delluwaat ci jàmm. bilan d'étape bi lan lay doon. waaw bilan d'étape bi fi ñu toll nii ñi ngi fexe xool ni ñi ngi jàppale pèlerins yi ñu ñëw exercice du Touba jàmm loolu nag suñu liggéey fa muy gën a fese mooy ci kaw tali yi bu ngeen xoolee axe yëpp yi ma lim sànq muy ñaari autoroute yi di route nationale yi benn bu ci nekk bu xoolee présence gendarmerie am na ci solo lool boo xoolee ñaari junni juróomi téeméeri nit yi ñu déployé am na ay moyens yu am importance yoo nga xamante ni ay oto la véhicule d'intervention mais aussi matériel de sécurisation routière bu am solo am ay avion ULM ultra léger motorisé yu gendarmerie nationale déployé ay drone loolu yëpp pour dimbali askan yi pour que ñu mën a tegu ci kaw tali bi dem ak jàmm egsi ak jàmm delluwaat seen kër ak jàmm. dernier message lan la avant ñuy ñëw ci français bi ak Soxna Naata. waaw dernier message bi mooy li gendarmerie nationale di wax di ñaax population bi di ñaax usagers yi ñu ànd ak dal ànd ak vigilance ànd ak prudence xam ni ay bakkanu doomu aadama la ñu yàpp donc bu ñu nekkee ci kaw tali bi képp ku ci sonn na nga taw nga noppalu boo gëmentoo nga tëdd nelaw ba yow nga soog a jëlaat sa oto respecter prescription yi nga xamante ni moom la agent yi di la jox ci tali bi mais li ko gën a yomb ëmb lépp mooy nga respecter li ñuy wax le code de la route bu ñu ko defee mën nañoo ñëw gàmmu ci jàmm magal ci jàmm delluwaat ci jàmm gendarmerie nationale di souhaiter à toute la communauté mouride vraiment magal ci jàmm un très bon magal également lañ lay ñaanal bu baax mon lieutenant colonel Ibrahima Ndiaye chef division communication ak relations publiques bu gendarmerie nationale moom la ñu doon dalal léegi ci kanam nga dem xaar Soxna Naata Mbaye incha allah moom moo fas yéene jàkkaarloo ak yow ci kanam ci français dina gën a yaatu incha allahu rabbi ñu koy jaajëfal bu baax télévision Futur Média ci sama kaddu di jaalewaat njabootu ñu ñàkk seen bakkan kon gis ngeen xibaar bi ñu ne daal limuk ñi faatu ñu ngi leen di xaymaagum ci ñaar fukki doomu aadama ñuy wax baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di leen ñaanal borom bi xaar leen aljanna ñi des itam di nekk ci yoon wi yal na leen yàlla may ñu agsi ànd ko fekkee ak tal Soxna Naata nuyu naa la dalal la. Fatou maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu baax a baax di la masawu coono. di nuyu itam téléspectateurs yu télévision Futur Média. ñëpp a ngi lay fay kon xam naa ci kanam incha allah la grande édition du soir. yow lañ ci fas yéene àndal. soobee yàlla merci beaucoup Soxna Naata Mbaye. À tout à l'heure une page de pub et puis retrouver Soxna Naata dans le journal fii ci Touba Mbacké merci. الذي